Cheikhou Oumar Sy député 12e législature la nekkoon fi toogaloon fi askan wi pendant 5 ans tey ma jiite benn observatoire bu tudd observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique bu tudd OSIDEA nga xam ne day saytu lépp li nga xam ne tey mooy indicateur pour mën a jëmale développement ci kanam ci Afrique. waaw comme Sénégal bi ci lii ñuy jàngat ci wàllum gouvernement bi li ñuy wax mooy koom bi dafa yokk parce que ñun ba ñu nekkee assemblée nationale budget bi yokk woon na loolu ba ñu egg ba à peu près budget wu 3 milliards 200 ba ci jëm léegi ci 3 milliards 500 di yokku li ñuy wax tamit croissance économique jóge woon nañu ci 5% dem ba léegi ñu ngi wax 6% ba egg tey chiffres yi ñu mën a dégg yi ñu mujjee dégg tey ci assemblée nationale ak ministre de l'économie mooy 7,1% boo déggee 7,1% ci croissance mooy dëkk bi am na li nga xam ne tey mu ngi koy tabax ci koom-koom mu ngi koy indi ci koom-koom loolu nag dafa fekk loo xam ne ay projet état yu rëy yi nga xam ne lancé nañ ko tey mu war a mën a jur ay revenu pour état bi pour ñu mën a saytu lan naka économie bi di jëmee kanam mais xam nga croissance moom dafa nekk chiffre. li ci des nag mooy est-ce que mu ngi reflété wu ci population bi est-ce que mu ngi yokk liggéeyu xale yi est-ce que mu ngi yokk liggéeyu jigéen ñi est-ce que sénégalais yi ñu ngi sentir ne dëkk bi jëm na kanam est-ce que économie bi mu ngi dox ni mu waree loolu tamit il faut que ñu xool exactement ban pàcc ci secteur wu économie wu Sénégal moo ci am doole boobu xam nañ ne état bi dugal na lu bëri ci mbay mi parce que dégg nañu tey li ñuy wax autosuffisance en riz bëgg nañ ko atteindre gis nañu la plateforme de Diamniadio président de la République lu mu ci dugal ci koom pour ñu mën ci génnee beneen ville bu bees gis nañu tey lépp li nga xam ne tey ci infrastructure la muy tali Ila Touba tey VDN bi ñu ngi koy extendre ak yeneen projet yoo xam ne ñu ngi génn ci wàllum infrastructure bu ko defee mën na am ne croissance bi ñuy tirer li ci ab ëpp tey mu ngi ci jóge ci investissement yi di jógee ci bâtiment yeeg infrastructure yu mag yi ñuy def parce que bu ñu jëlee projet yooyu day am ay sous-traitants yu bëri ñuy jël ñu ciy liggéey ci wàllum ay BTP ak yooyu ñu mën a liggéey ak ñoom ci Sénégal li nga xam ne tey lépp ñuy approvisionnement pour matériel boobu mën na am loolu mën na refléter wu ci économie bi des na nag xool est-ce que liggéey bi yokku na est-ce que xale yi ñu ngi am xëy est-ce que yenn conditions sociales yi ñu ngi amélioré wu. waaw lu yokkute yooyu gis nañ ñu koy séntu parce que tey Sénégal depuis quelques années quand même gis nañ fi lépp luy minerai bëri woon na fi dégg nañ fi tamit or avec Sabodala Teranga Gold mi nga xam ne muy Kédougou tey Mako beneen mine bi nga xam ne tey da doon explorer waxuma exploiter da doon explorer pour xam ndax saytu ndax dina am or foofu egg nañu ba phase bi nga xam ne tey ñu ngi commencé di waaj a génneel or donc dafa nekk beneen koom-koom buy génn foofu ci Kédougou am na yeneen mines yoo xam ne ñu ngi ran gold ak yeneen ñu mën a placé wu pour xool naka la ñuy génnee lu loolu weesoo gis nañ ne société phosphate yi gën nañu bëri waaye gën nañu bëri defar dem nañ fi Bambey keroog gis fa benn mine bu bees boo xam ne presque 5 kilomètres carrés la ñuy exploité phosphate bu bees te bu demee bu yokkoo ba yokku mën na am ba toll ba li ñu doon séentu ci ICS donc ville de Thiès bi rek moo ëpp phosphate ci Sénégal bi yëpp presque waxuguma la nag zircon bi dem na ba Casamance donc minerai bëri na Sénégal bu loolu weesoo depuis quand même 3 années dégg nañ fi pétrole ak gaz ne découvrir lañ ko entre Saint-Louis Kayar ak Joal loolu tamit yokkute la parce que compagnie pétrolières yi dinañu ñëw indi seen xam-xam ak seen matuwaay pour ñu mën a exploiter or boobu donc dina nekk lenn loo xam ne tey valeur ajoutée la ci économie Sénégal bu am doole loolu nag jar na ñu bàyyi ci xel naka lañ koy dugalee suñu koom-koom ak naka lañ koy gérer parce que gestion boobu dafa nekk gestion bu sensible parce que pétrole ak gaz dafay àndaale ak benn forme économie boo xam ne boo ci bàyyiwul xel rek mën na yàq sax sa économie bu ci ci boo ci jëlul matuwaay yi wër matuwaay yi nag bokk na ci ñu war a mën a xool ci code bu bees bi di waaj a ñëw naka lay société sénégalaise yi naka lay compagnie sénégalaise yi naka lay koom-koomu sénégalaise di ci am wàll bu am doole ci lii tubaab di wax contenu local bi c'est-à-dire que booy def loi bi ci biir loi bi da ngay def ay contenu yoo xam ne da ngay ne par exemple yenn services yi tey sénégalais yi ñoo ko war a yor loolu Nigéria def na ko yenn services yi tey par exemple compagnie bu ñëw 40% ci say actions Sénégal moo ko war a yor loolu tamit boo demee Ghana am na yooyu boo demee Ghana boo gisee benn société bu mel ni Cosmos ñi fay liggéey ñëpp ay Ghanéens lañu kenn rek moo ci nekk expatrié muy kenn koo xam ne moom moo bokk ci direction Cosmos bu mag donc am na loo xam ne ci pàcc loi bi boo ko ci dugalee day gën a fexe ba koom-koom bi gën a dëgër bu dëgëree nag
yow dañ ci am valeur ajoutée du question contrat pétrolier yëpp coow li bëri woon na ci contrat pétrolier yi mais service bi nga xam ne tey mooy ànd ak pétrole bi li nga xam ne mooy yére mooy dàll mooy transport mooy lekk nga leen di jox fu ñuy dëkk fu ñuy kii parce que sur 25 ans 30 ans Saint-Louis mën na ci am benn koom-koom boo xam ne nit ñi xalaatuñu ko sax ubbi couloiru économique u Saint-Louis ba ay Fuuta nga xam ne tey mën nañ fa def chemin de fer ak yeneen nga xam ne mën nañ fa ubbi beneen ville man bu ma doon conseiller tey président de la République dama koy ne lu mel ni COS-Petrogaz ak GES-Petrogaz ak yenn services yi nga xam ne ñu ngi wàllu pétrole yëpp construire benn service boo xam ne Saint-Louis lay nekk ville de Saint-Louis jël loolu yëpp en charge en termes d'infrastructure pétrolière et gazière noonu ngay dooleele sa économie yeneen wet mais mënuñu jël service yëpp bàyyi ko Dakar donc koom-koom bu yooyu ñu ngi koy séntu léegi nag d'ici 2025 d'ici 2024 2025 léegi loolu war a ñëw diggante boobu war nañu fexe ba suñu formation professionnelle bi gën a am doole pour xale yi gën a préparer wu pour mën a gérer service yooyu parce que boo amul xam-xam xarañoo ci loolu dañuy dem indi ñeneen ñu koy liggéey donc comme am nañu période de transition ba ñuy def exploitation boobu war nañu fexe ba formation professionnelle bi ci dëkk bi tey war a am doole yemul ci pétrole ak gaz mais lépp li nga xam ne tey war na dem en terme de service ak besoin ci plateforme de Diamniadio war nañu commencer xool naka la ñuy former xale yi parce que njàngum bi ñuy def université bi gis nañ ne am na ay gàllankoor yu bëri parce que xale yi mën nañ gën du ñu am liggéey mais loolu nag moo tax ñu war a xool naka la ñuy préparer service yi di ñëw ci pétrole ak gaz ak naka la ñuy fexe ba population yi ñuy impacté fi ñu koy ressourcer ñoom ñu am ci gis ci seen bopp. xam nga man du ma varier depuis plus de ba ñu téye Khalifa Sall sama benn kàddu rek la am bii c'est un procès politique loolu laa ko jàppee loolu laa mos a wax ma ne nee naa nag vraiment dem nañu ba juge bi ñuy dugg nañ ci procès bi ba ñuy nee ne jàpp na jàppul ba ñuy ne. tuumal nañ ko dugal na mais am na fonds de caisse yoo xam ne tey am na ay fonds yu existe assemblée nationale am na yu existe présidence am na yu existe ministère premier ministre est-ce que suba ñoom dinañ leen tuumal boo xam ne fii Khalifa Sall jaar dina fa jaar parce que caisse d'avance ak caisse noire la leen wute bëriwul ndimbal bi ñu ciy génnee di ci jàppale nit ñi caisse d'avance au ville de Dakar xamoon nañ ko donc tey bu nekkee tuumal nañ ko ubbi nañu ay précédents yoo xam ne suba ñi yore ay caisse yëpp muy caisse yi fonds de caisse yi mën nañu xëy suba ne leen saytu leen ñu xool fan ngeen dugaloon xaalis bi yooyu tamit dañu war a am ay mesures de prudence ci loolu juge bi nee nañ ko daan 7 ans 7 ans bi nag man am naa lu ma ci xaw a ñaawlu parce que ñu mu àndal ñoom jugé wuñu leen ñu bëgg leen ko ci génne ba mu set mais moom rek mu dugg donc foog naa ne ci wàll boobu justice bi dañ ko war a xoolaat bu baax a baax parce que gis nga dëkk buy développé dëgg bu économie dëgg di dox du parlement du exécutif justice bi moo war a dox justice indépendante et transparente moo tax dëkk di dox boo demee États-Unis boo demee France da ngay gis ay sociétés yu mag justice yi di leen daaneel bu ñu leen daanelee nga gisaat affaire yi jaar yoon donc tey Sénégal dañu war a gën a liggéey man de li ma gëmoon avant mooy dañu war a équilibrer des pouvoirs te loolu gëm naa ko mais li ma gën a gëm tey mooy dañu war a fexe ba justice bi indépendante di liggéeyam te kenn du ko mën a influencer